waaw am na ñuy daw di ñëw daa mel ni fi mu ne nii avocat Adji Sarr ñu ngi génn soxna si baal ñu nga waat ñu bañ a rate lii rek parce que ba muy ñëw amuñu ko dégg nga donc gis ngeen mbooloo mi daw di ñëw dafa mel ni nii ñoom ñu ngi ñëw daal ñu ngi ñëw donc Pape am defeel ma sama sac bi. gis ngeen presse sénégalaise bi ñu ngi nii presse internationale bi aussi ñu ngi fi ñëpp lii lañ doon xaar am tey version avocat wu Adji Sarr ndax boobax léegi waxul ci mbir mi moom Adji Sarr waaye ay avocat am bëggoon nañ boobax léegi ñu taxaw waxtaan ak kii taskatu xibaar yi donc Malick ñu avancé tuuti donc léegi ñu am lan la ñu jëlee foofu bu ko defee donc Pape Malick ñu daw rapidement muy porte bu mag bi nga xam ni moo dugg ci bureau bi mais avocat yi bi ñuy génn brusquement lañ génn dañu jékki-jékki rek ñoom ñëpp ñu génnandoo mais bi ñu génnandoo yi dañuy def signe les gendarmes ñu daw ak li nga xam moom mooy civil yi bunt bi nga xamante ni mooy am accès ci bureau boobu dañ jékki-jékki rek xëcc ko tëj bu gaaw sax rapidement mais maa ngi gis kenn ku jigéen koo xamante ni dafa def greffage bu blonde sol ensemble costume ak ay avocats yu mat nañ ay 6 personnes ay 6 avocats ak ay civil. kaaraange bi ñu nemmeeku fii tey sécurité bu garaaw moo am ci biir parce que ay gendarme gradé laa fa gis ak ay civil yoo xamante ni nuñ toll moom macha allah quoi ay géant quoi léegi biñ leen woowee signe bi ñu leen def sax ñun sax daf ñoo xaw a bett dañu jékki-jékki rek gis man mais gis naa avocat yi kenn ku jigéen mais ku jigéen kooku mënu ma wax ne Adji la wala du moom mais mi ngi def benn greffage bu blonde ak ensemble costume mais daal. affaire bi mat na 4 heures de temps 11 heures midi 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures de temps parce que je me disais depuis ce matin ma ni normalement 15 heures d'après les échos yi ma amoon 15 heures 0 minute war nañu génn ci biir salle salle bi nga xamante ni mooy 8e cabinet bureau des juges mais rapidement la ñu génn xam naa ñu ngi koy génnee yoon bi féete ak casier judiciaire. fa mu duggee tey ci suba. parce que escalier yooyu sax dafa am ay civils yu fa taxaw ay géants yu fa taxaw di assurer sécurité gendarmerie nekk fa. ak civil yi nekk si biir mais en tout cas daal sécurité bi mu gis moom Adji tekki na dara. maanaam kenn amul accès si ki nga xamante ni mooy Adji Sarr boobax léegi nag Pape Malick amuñu benn nouvelle ci soxna si. waaye deful benn déclaration on s'attendait tey ay avocat bu ñu génnee jàkkaarloo askanu Sénégal wax ñu lan la ñu jëlee ci biir. parce que nag lu jiig njaak mooy njaak. lii yëpp moom moo ko waral. moom moo déposé plainte contre Ousmane Sonko. donc moom dafa war a jox compte rendu peuple sénégalais bi. parce que boobax léegi. gis nañ liggéey bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw. foofu ci assemblée nationale. des jours ñu ngi amal ay rassemblement foofu noonu di waxtaanee pour lever li nga xamante ni mooy immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko suba la war a am boobax léegi Adji waxul on s'attendait pas à ce que mu wax mais ay avocat am est-ce que tey waruñu woon taxaw waxtaan ak askan wi na sa lu mu bon sax ñu wax ñu rek lan la ñu jëlee foofu ak lan la ñuy xaar instant bi ci procès bi mais non am nañu kii maître El Hadji Diouf sànq rek jokkoon nañu ak moom mais digoon nañu ne lim ñu dig moom mooy su paree audition bu paree moom dina génn wax ak ñun mais va-et-vient yi sànq man li ma gisoon ci ay va-et-vient dafa bëri woon càmbar gi dafa bëri woon si buntu bi dem génn wax naa la gis naa maître Ciré Clédor Ly parce que léegi nii dama gis maître Ciré Clédor Ly génnee ci beneen porte fi mu génnee ci ginnaaw mu yor benn kayit bu weex après ci laa gis affaire boobu maanaam bureau bi ñu tijji ko rapidement porte mu mag bi nga xam porte bu bleu bi la rek gars yi xëcc ko muy gendarme ñetti gendarme ak benn ASP nga gis agent de sécurité yi ñëw xam naa noonu la ñuy mboofaanee Adji Sarr yóbbuwaat ko mais man gis naa càmbar Abdou Dialy Kane Ciré Clédor Ly bi nga xamante ni bokk na ci pôle d'avocat Ousmane Sonko mais man leer mu ne woon ba xam moom ci salle boobu la nekk mais je sais que ne en âme et conscience am na ay écho li xew foofu ci biir parce que ni ma gisee muy jaabante du neen réaction yi ma gis tamit du neen mais bi mu génnee léegi dafa génn rek si beneen porte bi nga xam moom moo féete fële ci hall bi am na benn porte bu fëlee côté boobu parce que foofu dafa bëri ay prox ndool dafa bëri ay bunt parce que va-et-vient boo ko gisee rek dafa am loo xamante ni mi ngi signalé mais bi ma gisee mu génn romb couloir boobu 2 minutes rek ñu génn ñu tijji bureau
8e. auto gendarmerie bi muy ñëw léegi rek xel tey na. ndax auto gendarmerie yi ñëw na léegi. ak ambulance ñaari ambulance. donc ñoom xam nañ ne taskatu xibaar yi ñu ngi fi suba ba léegi di xaar ñu ñëw jox ñu seen version ak lan la ñu jëlee ci biir maanaam ci tënk xamaguñu lan moo xew ci biir ak lan lañ fa jëlee. waaw ñuy xaar parce que da nga wax lu am solo léegi coow li nekkatul coowu benn nit ñaari nit parce que kenn ki dafa am loo xam ne daf koy tekki ci biir réew mi dafa am loo xam ne moom lay aspirer ci biir réew mi te li ñuy wax mooy leader opposition bi. parce que keneen ki nga xamante ni moom lañ ko doon joxoñ dem na rejoindre léegi bu demee rejoindre ki nga xam ne moo jël 3e moom lañ koy joxoñ léegi nag dafa nekk loo xam ni affaire sénégalais yi la parce que sénégalais yi dañu bëgg lii si histoire politique Sénégal si histoire réew mi ay affaire de takkal yooyu noonu dañ ko doon gis si ay affaire civile ay affaire de mœurs yooyu noonu mais bu ñu demee tey ba kenn koo xam ne am na lu mu tekki ci yoonu politique bi ci yoonu sàkku réew mi kooku dañuy bëgg loo xam ne lu leer la parce que fi mu nekk nii mbir yi jaxasoo na quoi ay PV yu génnee fee wax ju génnee fee léegi nag kenn rek moo ñu war a rendre compte muy justice juger ko équitablement te en plus tamit les avocats bëgg nañu ñu ñuy rendre compte parce que ñu ñuy rendre compte ñun askan bi moo ñu fi tax a toog te askan bi dañoo bëgg a xam lu leer ci mbir mi nii. dañoo war a xam sax. espérons que ne lépp loo xam ne liy xew ci biir liñ ñuy wax mooy doon loo xam ne lu tegu la espérons laa wax. duñu wax ba dem te duñu waxtaanee li war a xew suba tamit. muy plénière bi nga xamante ni war na am foofu ci assemblée nationale. suba la ñuy voté ngir yëkkati li nga xamante ni mooy immunité parlementaire. kii di Ousmane Sonko waaw wala déet. Pape Malick l'heure est grave. jafe naa tamit député yi war nañ bàyyi xel bu baax ci li war a xew foofu suba ci pencum ndaw réew mi. bañ a fàtte ni askan wi ñoo leen fal. te boobax léegi ni nga ko waxee 2 Sénégalais ñoo jotee mais kenn ki yàlla dafa dogal il est pas n'importe qui dans ce pays. te ñu ngi ñaan transparence boobak léegi. ndax presse bi amul accès. ñu ngi espérer dinañ ci bàyyi xel gaw ma ni dinañ ko fekkee mais ak lu mënti am askan wi ñu ngi leen di bàyyi xel. vendredi de tous les dangers rek lañ mën a wax parce que am na loo xamante ni ñeneen ñi am na lu ñuy préparer parce que dégg nañ fi marche boo xam ne dafay am à partir de 14h parce que à partir de 14h lépp dana féete boor te lépp li ñuy féete boor mooy ñoom li ñuy ñaaw njort muy yoon bi nga xamante ni moom mooy waa Pastef dem def nañ réunion d'urgence si guddi gi il se prépare am na ñeneen ñoo xam tam ñu ngi préparé wu xaw ma nag lan la ñuy préparé mais marche am na ñu ko wax ne suba di leen ko amal à partir de 14h ça veut dire que 14h lépp lu ñu war a xam foofu ci assemblée nationale di leen ko xam parce que tamit bu ñu déggee ne majorité bi mooy mouvance présidentielle bi ils vont voter li nga xamante ni xëy na moom la ñu bëgg parce que ñoom moom la ñuy ñaaw njort mais attendons de voir suba lan lay joxe en tout cas daal vendredi de tous les dangers la nag. on va parler des arrestations suite arrestation yu bëri yi am. kii di maître Clédor Sène jàpp nañ ko Guy Marius Sagna Assane Diouf gis nañ Souley tamit. Birame Souley arrêté nañ ko sa femme instant bi mu ngi sous contrôle judiciaire. loolu yëpp tamit teyaat na xelu sénégalais yi. lan moo tax arrestation yu bëri yooyu noonu. espérons que dina yem foofu. mais man loolu du ma ci bëgg a sori parce que xam nga rek am na ay affaires yoo xam ni c'est profond wàllu justice la am na luñ ci dégg am na luñ ci gis. mais du ñun ñoo ci sori. ñun duñ ci sori parce que wàllu justice dafa sew kuy wax xamal looy wax ci li nga xamante ni moom mooy à l'état actuel situation bi am ni nii kuy wax rek waxal avec maîtrise loo xam loo maîtriser. ñun ay taskatu xibaar lañ nekkuñu ay nitu yoon. nekkuñu pour farfar voilà te amuñu yenn sujet yoo xam dañ ko war a di yëkkati. ñun ay faits yi nga xam moom la ñuy jàkkaar lool moom la ñuy wax askan bi di ko décortiquer mais en profondeur yu am na yoo xam ne dañ koy bàyyi ak yoon rek. muy président Ousmane Sonko dafa war a amal benn point de presse après midi bi. xaw ma nañ ko waaw. est-ce que c'est le moment propice pour mu génn. même Y'en a marre dañuy am réunion à partir de 15h la ñu waxoon. loolu yëpp tamit dégg nañ ko. on appelle un cri de cœur parce que suba tamit c'est un jour important ñu bàyyi ñu même suñu duggul suñu duggul ci biir ta ñu. acca bismillah. Feeling Dakar comme ni mu la ko waxee. Pape Malick Maguette Maguette sonn nañ de suba tamit xanaa dinañ may ñu dugg nag. alors li ngay wax dafa am solo. non li may wax c'est un cri de cœur. gis nañu lundi
nu mu fa demee fële Pape Malick tasa nañu fële ci assemblée nationale gis na fu ñu tegoon sécurité bi ñu fa teg tar na mais la moindre des choses suba incha allah si kàttanu yàlla ñun ñoo ngi ñaan autorité sénégalais bi les autorités étatiques ñu may ñu même suñu duggul ci biir ñu taxaw ci buntu assemblée nationale au moins ñu am ñi nga xam ne ñooy député ñi nga xam ne ñoo fare ci mouvement présidentiel bi ndax ñu mën a am benn information boo xam ne day équilibré parce que suñu seetloo boobu ba léegi keroog Cheikh Bara Dolly Mbacké rek moo génn wax ak ñun nit ñi nag dañuy yaakaar ne ñun les journalistes dañuy am fu ñuy faree ci Ousmane Sonko ou pas c'est le moment suba incha allah ñu won ñu nag affaire yi dafa war a mën a équilibré nañ ñu may ngir yàlla suba ñu am accès fi nga xam ne mooy assemblée nationale ndax tamit ñu mën a taataan ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci commission adopté bi fare ci nguur bi suba tamit ñu joxe ñoom seen cadre ñu mën a xam lan la ñuy teg ci loxo askan bi tamit sonn nañu trop gis nga fu ñu teg tamit dafa métti. gis nga naaj bi ni mu tàngee de. tàng na trop ah nañu am yaakaar suba xëy na rek parce que moom vendredi de tous les dangers moom mën na tekki lu ne. mën nañ fa jege mën nañ fa bañ a jege mais la ñuy sàkku rek mooy ñun ñi nga xamante ni am nañ ak yelleef dugg biir assemblée nationale jël ay information jottali ko askan bi parce que assemblée bërëb la boo xamante ni askan bi ñoo ko moom lépp loo xam ne moo fa war a xew askan bi war nañ ko mën a jot surtout li nga xam ne moom mooy ci situation bi wax naa la situation bi nekkatul affaire de gouvernement nekkatul affaire de benn nit dafa ñor askanu Sénégal moo xam sénégalais yi nga xam ñoo nekk fii ak sénégalais yi nekk bitim réew ñëpp a bëgg a xam actuellement léegi nag bu ñu bëggee mbir mu leer lépp loo xam ni xew na rek am na loo xamante ni mën nañ ko jottali askan bi yaa ngi may dégg am na loo xamante ni as tuut dañu mën a jottali askan bi pour ñu xam le déroulement des faits ah voilà léegi nag le reste nag ñoom bu ñu ko mënee denc ñoom ñu denc ko mu jëm ci wàllu justice mais daal ñu ngi sàkku daal ñu may ñu sax ñu jege assemblée pour député yi bu ñu génnee du ñu am ay difficulté pour mën a wax ak ñoom quoi incha allah. am na solo lool ñu koy jaajëfal bu baax moom Pape Sénégal di ko jaajëfal bu baax ci subax léegi nag moom mooy dugg ci biir di fa teewal ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi dem am accès pour xool déroulement yi foofu nu muy demee ñëw di ñu ko andil ci subax léegi ba sànq gis ngeen ba muy génn aussi noonu la daal di rek ñëw rapporté ñu ne soxna Adji Sarr moom déglu nañ ko ba pare mu ngi ñibbi ànd ak ay avocat wam donc sànq booba léegi aussi wax nañ leen tamit kaaraange yi nga xamante ni moo fi am ñu dégluwaat ko tuuti rek. te zone boobu noonu dafa xaw a lëndëm boo prêté wul attention rek doo mën a xàmmee mais à un moment donné dañ jékki-jékki li ma gën a frappé dañ jékki-jékki courant bi coupé loolu dama ko fàtte woon quoi courant bi ne kamaj ñu jékki-jékki courant bi tàkkaat ñu jékki-jékki maître Ciré Clédor génnee ci beneen porte yor benn kayit bu weex ma jékki-jékki rek gis ñu tijji porte bi taf tijji bu gaaw gaa yi fël gendarme yi daw jóg taf ñu bëgg a tijji beneen porte bi mais avant ñuy tëj porte bu mag boobu noonu pour ñun ñu bañ a gis xam nga dañuy génne yoon bi nga xam moo génne casier judiciaire fi nga xamante ni fa ngay jaar ci suuf di dem ci cave bi ñoom côté boobu la ñuy génne côté plage bi côté boobu la ñuy génnee mais compté nañu daal lu mat 5 ba 6 avocats ak ay agents de sécurité ak kenn ku jigéen koo xam mi ngi sol ensemble tailleur ngeen koy wax comme ce costume ni bu noir def cheveux blond yaakaaruma ko njott naa daal ku jigéen ku def greffage bu blond gis naa ko mais xaw ma ne Adji Sarr la am du moom mais xaw ma mais daal mi ngi génn ndoog avocat yi peut-être Adji Sarr day génn après ñooñu parce que du njëkk a génn si côté booy xool ci protocole sécurité du njëkk a génn xëy na dañ koy wër comme sànq bi muy ñëw dañ ko mbuufaan rek yéegal ci biir deful sax 1 minute ci bi mu wàccee ci oto bi dafa ñëw maître El Hadj Diouf gisaguñu ko nag mais sànq jot nañ ko téléphone ne moom dëggal nañu nangul nañu ne bu affaire bi jeexee dina génn ñëw wax ak ñun mais ñu ngi koy xaar daal mais gis nañ benn moment Abdou Dialy Kane génn na 2 fois Abdou Dialy Kane kenn ci avocat wu Adji Sarr moom gis naa ko génnoon na duggaat na maître Ciré Clédor Ly génn na duggaat na mais xaw ma nag ba xam ci bureau boobu la génne parce que dafa bokk ci pôle d'avocat wu Ousmane Sonko yi xaw ma nag si il était convoqué si audition bi wala parce que li ñu gis mooy convocation Adji Sarr bu fekkee convocation Adji Sarr la pour audition daf koy concerner moom ak ay avocat ñu koy assister Adji Sarr bu fekkee audition moom la concerner moom la en présence de ses avocats loolu la ñu mën a jàpp mais maître Ciré Clédor Ly gaw mu ne woon bokk na Ciré Clédor bokk na woon ci biir audition bi quoi mais en tout cas ni ñu génnee sànq moom gaaw na trop. day na waar trop quoi. day na waar trop alors ñoo ko déggandoo
donc muy kaaraange bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi ci suba léegi muy sécurité boo xamante ni bu am solo lool la pour egg rek ci salle bi nga xamante ni foofu lañ doon dégloo soxna si di Adji Sarr waaye it bu ko weesoo sànq rek ci direct bi yéen a ngi koy gis maa ngi leen koy wax auto gendarmerie bi mu egsee rek ak ambulance moom demagul mu ngi doon ci parking bi xel mu ngi doon tey rek ni affaire yi day waaj a jeex wala soxna si day waaj a génn alors fi mu duggee ci suba foofu la génnee encore bi mu noppee donc amuñu benn image si moom gisuñu ko ni ngeen ko déggee ay avocat am dañ koy wër sécurité bi wër ko ba nga xamante ni daanaka doo ko sax mën a gis donc moom lim ñu apporter comme information mooy gis na benn soxna soo xamante ni mu ngi def greffage bu blonde sol ensemble veste ndax Adji Sarr la waaw wala déet leeru ko mais moom la gis daal ci soxna soo xamante ni mu ngi ànd ak ay avocat yu tolloog 6 daal di ànd ak nag ay takkadeer ñu daal di koy wër daal di dem donc tey fii sécurité bi dafa gën a jéggi dayo ba ci takkadeer yi nga xamante ni dañoo civilu nekk fii ci biir tribunal bi di palais de justice bu Dakar ba ci biti lépp am na fi en tout cas taskatu xibaar yi ñu ngi fi la presse nationale la presse internationale la presse écrite ñëpp ñu ngi fi ngir teewee rek bi le mir waaye it yaakaaroon ni dinañ am rek ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw nekkal fi ki nga xamante ni mooy soxna Adji Sarr bu ñu leen amu woon ñoo ñëpp sax am kenn si ñoom mais malheureusement gis ngeen en tout cas pour l'instant kenn ci ay avocat am ñëwagul pour yëkkati ay kàddu jëmale ko ci li nga xamante ni moo fi am tey muy soxna si nga xamante ni di Adji Sarr ñu woolu ko fii ci palais de justice bu Dakar ngi auditionné ko déglu ko mu andi ay leeral ci plainte bi mu déposé contre Ousmane Sonko ñoom ñu fas yéene basé wu ci li nga xamante ni mooy fait PV bi di procès verbal bi nga xamante ni defoon na ko foofu ci brigade des sections de recherche donc ñu fas yéene déglu version wam ak PV bi méngale ko waaye it gën a xuus ci waxtaan bi gën ko andi ay laaj gën a jéem a sàkku ci moom andi ay leeral ci li nga xamante ni mu ngi koy tuumal kii di Ousmane Sonko alors ni leen ko waxee sànq rek suba incha allah foofu ca pencum ndaw réew mi assemblée nationale